mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ci émission bi Mbour TV matinal jàkkaarloog yéen nag tey la àllarba ñaar fukki fan ci weeru mars 2019 saa su nekk comme ni ñu koy defee rek ma ànd seeg tey si sa Aïda ñu nar a toog tey ci plateau bi ci émission Mbour TV matinal bi war a waxtaan ak yéen li nga xam ne ni moom moo xew si dëkk bi laata nag loolu dinañ ci toftal li nga xamante ni moom mooy météo bu ko defee nag indi vidéo du jour loolu nag nar a nekk émission tey bi di Mbour TV matinal ma ànd seeg Aïda maa ngi lay nuyu Aïda. Djibi Diop Ndiaye maa ngi lay fay borom anniversaire bu neex bi. waaw anniversaire bi moom neex na trop. di nuyu sama caméraman bi Zal. di nuyu téléspectateur yu internet Mbour TV yëpp di leen ziar di nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada fépp fu waay mënti nekk rek ñu lay fekk ba fa nga nekk di la jox sa wàccuwaay waaye di ñaanal yàlla ñi ci hôpitaux yi yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen njaboot ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw yàlla na suñu borom delloo leen seen njaboot ba ñu bañ a def leneen lu leen fay dugalaat waaye ñi nga xamante ne nii ñooy way làqu yi nga xam ne dañu génn àdduna yàlla na suñu borom teeru leen ci yërmandeem te ñu bañ a réccu leen luñ doon def ci lu baax ci àddina comme nag niñ koy defee saa su nekk nii rek lay demee chaque jour ñu yeewandoo ak petite côte bi di xool li leen neex ak li leen di naqari ñu fas yéene ko génnee sur table waxtaane ko ak yéen di leen wax nag ne nii rek lay demee comme ni ma koy waxee rek toujours Mbour TV matinal ma ciy fekk ak Djibi Diop Ndiaye ci kanam tuuti rek Djibi xanaa ñu gën ko faram fàcce mu gën a yaatu. waaw dañuy daal di dem régie rek seetaan publicité ak Kër Binta Fashion chez Kumba madame Diaw ñu daal di dellu siwaat ci seen plateau Mbour matinal. mbokki askanu Mbour mbokki Sénégal mbokki monde entier yéen ñi bëgg lu baax yéen ñi bëgg foo leen sañsee génn ñu xoolaat leen ñëw leen Kër Binta Fashion chez Kumba madame Diaw Kër Binta Fashion gérante bi moom mooy Aïda ak Ummi Kër Binta Fashion mi ngi nekk ci yoonu hôpital bu Grand Mbour bu dee nag yaa ngi jógee hôpital bala ngay jot armères yi bu dee yaa ngi jógee nag marché central jëm hôpital boo rombee armères yi rek deuxième mbedd foofu la Kër Binta Fashion ubbi boutique am fii ci Mbour boutique Kër Binta Fashion ñëwal fekk fa kooku di Aïda wala Ummi ñoom ñooy gérante yi bu la neexee nga woote ci 77 902 71 25 wala 76 269 54 69 Kër Binta Fashion nee na day jaay lépp loo xamante ni produit la bu jógee foofu ci Dubaï wala ci États-Unis yaa xam montre de classe nga bëgg ay dàll ay greffage façon bu ne taille bu ne cheveux naturel façon bu ne taille bu ne couleur bu ci nekk am na foofu Kër Binta Fashion chez Kumba madame Diaw yamuñu foofu de nee na nag dañ leen a indil ay diw yu baax ay diw yoo xamante ni am na yuy xeesal am na tamit yuy maintenir sa teint waaw yooyu nag moom mooy fësal taaru jigéen am na fii Kër Binta Fashion chez Kumba Kër Binta Fashion yamuñu foofu de ay tissus yu baax am na fa waaw ay montre de classe ay dàll ay sac lépp loo xamante ni day fësal taaru jigéen am na fii Kër Binta Fashion chez Kumba madame Diaw nee na nag fépp foo nekk ci Sénégal ci monde entier boo bëggee seeni produit mën nañ la ko yónnee wala nag nga ànd ak ñun rek ci sunu WhatsApp 77 902 71 25 Kër Binta Fashion bu la neexee tamit nga visiter sunu page Facebook ci internet bi rek nga def nag Binta Fashion kooku nag moom mooy Kumba madame Diaw nee na dafa bëgg nag yéen waa Mbour yéen waa Sénégal dara dootu leen ëmp ci sanse ci bitim réew yu tendance lay doon yoo xamante ni nouveauté lay doon original lay doon képp ku ci bëgg rek wooteel ci 77 902 71 25 wala 76 269 54 69 nga jokkoo ak ñun ci WhatsApp wala Facebook ñu indil la li nga soxla lépp ak Kër Binta Fashion kenn dootu fi tumuraanke Kër Binta Fashion chez Kumba madame Diaw moo leen di may seen émission Mbour TV matinal. ayca comme ni ngeen ko gisee nag waa Kër Binta Fashion chez Kumba comme ni ma leen koy waxee rek lépp lu ngeen soxla ci lu baax bu ngeen demee foofu di ngeen ko fa fekk Kër Binta Fashion nag chez Kumba tey ñoo génn ak man fi daal di may defal combinaison bas large bu baax comme xam nañ ne dafa tàng jiin yi dafay xasan yaram des fois am na ñoo xam ne bu tàngee duñu mën a sol lu dang moo tax rek ñoom nee naa la dañuy xool li nga xamante ne ni moo nekk au top tendance ñu di ci dox comme ni ma koy waxee rek Kër Binta Fashion chez Kumba lépp lu ngeen bëgg ci lu baax lu ci mel ni cheveux naturel 100% longueur bu ngeen bëgg am na fa waaye dàll sac à main ba ci li nga xamante ne ni mooy accessoire xew tissu mariage ngénte ba ci robe bi nga xamante sax dafa pare bu ngeen demee rek Kër Binta Fashion mariage waa robe mariée yi am na
waaw dégg lii da ngay ñëw rek sol robe marié yi am na fa. da ngay ñëw rek daal di sol. lépp lu ngeen soxla rek bu ngeen doxantoo kër Binta Fashion chez Kumba yéen ñi nga xam ne nag bu ngeen utee robe mariage yi ba pare chambre à coucher yaa ngi fa yéen ñi waxaar madam am nañ ay chambre à coucher aussi yoo xamante ne nii macha allah boo ci tëddee rek da ngay daal di biddanti. am na chambre à coucher waaye tamit avant chambre à coucher yéen ñi bëgg soxna bëggal seen soxna ci mariage yi waaye tamit yéen ñu bëgg a bëggal seen coro yi dem leen ngeen seeti leen Binta Fashion bu ko defee kenn du mer ah ñëppay kontaan waaw ñëppay kontaan Sénégal jëm kanam donc couple jëm kanam te bu couple yi jëmee kanam rek réew mi jëm. réew mi day neex parce que ku ci xëy. meroo sa kër. meroo bi ngay génn. sa jabar merloo la wala sa jëkkër merloo la. journée ba day neex lu waaye wax da nga ciy dugg waaye boo meree boo génnee ci mbedd bi ñëpp nga koy. te jigéen dafa bëgg ko koy teral. di ko defal ay surprise. waaw jigéen nag li mu gën a bëgg ji bi mooy or ak chambre à coucher. boo ko da ngeen am or jëndalee yéen foofu. ñun dañuy jaay or. ah bon waaw waaw ak ay chambre à coucher dañuy jaay chambre à coucher dañuy jaay or. waaw loolu moom ku koy def yaakaar naa sa jabar du la mu sa mere de. te kër gu mu dem day ñëwaat kër gu jigéen boo ko teralee or rek mooy jox nga ko àddina dootul dem. mu ngi noonu kër Binta Fashion Aïda moom nga ñuy àndal foofu waaye tamit di leen wax ne lépp loo xamante ni lu baax la rek mun ngeen dem ngeen seeti ko ci boutique boobu noonu nga xamante ni dafa tegu ci temps Aïda mu ne lu te xaw ma nu ñu koy waxee noo koy waxee noonu tegu ci temps xaw ma. waaw comme li ñuy wax rumbaj temps taj temps rumbi des temps lépp ci xeeti temps la rek. man xaw ma kii fan la jàngee lii man dañuy ànd ak yéen léegi-léegi da wuti ci météo du jour daal di dellusiwaat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des pics de chaleur sont présentement notés sur une bonne partie du territoire sénégalais, notamment vers les localités de l'intérieur, où des températures excédant les 44 degrés sont notées par endroits. Donc nous en reviendrons un peu plus tard. Cependant, le temps restera ensoleillé et quelques passages nuageux seront notés par endroits. Donc nous en viendrons avec l'image satellite du jour qui montre ces passages nuageux, donc des voiles de nuages assez fins qui seront notés sur les régions nord, sur les régions centre et sur le littoral. Cependant, c'est toujours le ciel qui prédominera sur une bonne partie du territoire sénégalais. Dans la nuit, allant au petit matin, une légère sensation de fraîcheur, donc cette toute petite légère sensation de fraîcheur qui va se maintenir avec l'affût des alizés maritimes sur les régions côtières. Saint-Louis enregistrera 16 degrés Celsius, Mbour en fera de même avec 16 degrés et 19 degrés sera enregistré à Dakar. Par contre, à l'intérieur du pays, avec la présence des vents de nord-est à est, c'est une hausse progressive des températures qui sera notée, avec 24 degrés qui sera noté pratiquement à l'est du pays vers Bakel et un pic de 28 degrés qui sera noté à Kédougou. Donc juste pour dire que c'est une sensation de chaleur qui va persister dans ces régions, notamment vers le Sénégal oriental, au courant de la nuit et au petit matin. Demain dans la journée, les vents de nord-est vont prédominer sur une bonne partie du territoire sénégalais, donc toujours l'harmattan qui souffle sur une bonne partie du pays et qui occasionne cette hausse des températures, donc des pics de chaleur vraiment très élevés qui seront notés à l'intérieur du pays, donc des températures qui tourneront entre 41 degrés et un pic de 44 degrés qui sera noté à Bakel. Donc généralement une sensation de chaleur plutôt intense qui sera notée à l'intérieur du pays. Par contre, sur le littoral, avec la présence de ces alizés maritimes, c'est un temps clément qui sera noté, notamment à Dakar, où des températures de 26 degrés sera noté. Donc ce contraste qui persiste avec Dakar, qui aura un temps plutôt clément, et une forte sensation de chaleur, avec des températures qui sont en hausse, et des pics de 43 à 44 degrés qui seront notés sur une bonne partie du territoire sénégalais. Mesdames et messieurs, restez très vigilants, surtout en raison de cette canicule. Nous vous souhaitons une excellente journée. À très bientôt. jërëjëf météo du jour ñu ànd seeg waa ANACIM Sénégal dañ leen bàyyi xel bu baax a baax météo bi parce que ñoom tamit lépp luy xew ci jaww ji dañ koy xam boo nar a dem géej am jafe-jafe wala boo nar a génn wala nga nar a tukki bu nar a am ay yenn prévision yi donc nga war a xam nan ngay moytoo sa bopp parce que prudence dafa baax ci dundu doomu aadama di moytu tamit yaakaar naa ne am na solo ñu leen di gërëm bu baax a baax
ñoom ñooy waa ANACIM Sénégal ñu àndoon ak ñoom ci li nga xamante ni moom mooy xibaaru météo yi. Binta tey dafa am repos comme que démb bu ñëwoon waaw dafa am repos. tey dafa absenté nag noonu la des fois du ñàkk des fois tamit nga am say soxlay bopp yoo xam ne nii force da nga ko war a def ci fajar gi. waaw il faut ñu bàyyi leen tamit ñuy dem ñoom it di gérer. waaw nañ ko baal tey rek kon. waaye bul ci di dëkk nag. waaw nañ ko baal tey comme que demoon na man maa ko daan def te jël naa congé bàyyi naa ko. waaw bul ma toppandoo daal. voilà c'est ça léegi kon nag Aïda la ñuy waxtaan ak tey mu nekk benn thème boo xamante ni moom la ñuy développé fii ci Mbour TV muy indi lépp loo xamante ni day am ci réew mi wala lépp loo xam ne nit ñi dañ koy faral di jëfandikoo mu nekk lu baax da koy wax bu nekkee tamit safaan ba mu wax ba nit ñi mën see bàyyi xel tey lan la ñuy waxtaan yi. waaw tey ji bi dañuy waxtaan ak agression yi nga xamante ne ni moo am ci réew mi ba léegi parce que defoon nañ ne Petite Côte bi bokku ci mais gis nañ ne commencé na fi bari léegi dañ ko doon dégg ci yeneen dëkk yi parce que bu ñu xoolee dañ doon wax naan Jakarta wala ñi nga xamante ne ni ñooy nekk ci mbedd yi di kar nit ñi di leen agressé léegi dañu ut beneen système boo xamante ne ni moo gën a pratique parce que seeni Jakarta la ñuy jënd uniquement Jakarta bi dañ koy def pour agresser doomu aadama yi parce que ci tali bi ngay taxaw di xaar oto wala nga war a traverser yor sa sac à main wala nga yor sa téléphone portable kii toog ci kanam di dawal du moom mooy këf li nga yor mais ki ci ginnaaw mooy këf li nga yor wala ki ci kanam bu këfee moo koy jox ki ci ginnaaw yow daal doo sentir ba bu la ngelaw li di romb yow daal ngelaw li rek da ngay jékki-jékki rek. waaw parce que Jakarta 2 roues la te Jakarta gaaw na gaaw goo xamante ni nii kenn mënta dàqante ak moom parce que am na mbedd yu mu xaj oto xaju fa. non balaa ngaa tourné bay wut lu ko topp. ñoom fekk dem nañ dañuy dem parce que boo gisee ci tali bi la ñuy nekk dañuy xool mbedd yi nga xamante ne nii moo gën a wéet fa la ñuy nekk dañuy gaare seen Jakarta ñoom balaa ñuy këf li nga yor dañ koy programmer ba mu leer leen ne du échec suñu nee hub rek waaw dañuy programmer këf bi ñoom dañ lay jàngat ba xam li nga xamante ne nii mooy buñ ko nee këfit rek automatiquement dañuy am li ñu soxla duñu perte parce que duñu yàq seen gasoil noonu rek ci zéro. est-ce que xam nga am na benn bu ma dal man ci loolu cas bi moom mooy dama taxaw ci tali bi nii di téye sama téléphone di xaar oto may maa ngi tontu ay message xam nga booy tontu message doo bàyyi xel ne waa nit mun na la romb à tout moment def nii man daal dama jékki-jékki rek waa ji dóor sama loxo téléphone bi rek mu daanu téléphone bi ma am chance mu daanu mais su daanuwuloon tey jii waxatuñ ko day dem ak moom kon déjà li may wax mu ngi nii benn preuve kaa mu ngi nii bëgg démb la dégg nga démb la te yëgoowuñu sax ndax maa ngi xëy tey di wax ndax démb sama benn copine daf ma ko doon expliquer ne dafa ànd ak cousin bi jógee Dakar ñëw di seet si leen ñoom ñu dem di seeti seen grande sœur buy sëy fii fi mu dem di ko seeti waa ji mu ngi jël chakosam teyu ko ñu taxaw ci tali bi di traversé fi ñuy traversé fi la leen Jakarta bi fekk këf sakos bi waa ji yor dem ak moom. xoolal ma loolu. te moom sakos bi xaalisam mu ngi ci. passeport am mu ngi ci téléphone am mu ngi ci lépp ci la nekk. te dafa ñëwoon doon renouveler si passeport am moo ko fi indi woon ñu yóbbu passeport ba. non. waxuma la te da lay leer ne papier yi dañ koy sànni amuñu ci benn soxla. wax téléphone yi sax garaawul. téléphone bi garaawul mën nga jëlaat téléphone. waaw mais papier comme ni ma ko waxee démb. këyit jamono ji nekk na lu jafee am. ci waaw ak ay visa yeeg yenn yi nga xamante ni day nekk na loo xam ne nii dafa jafee am. imaginel carte séjour yaak. imaginel bu ñu ko këfee 2 mètres la ñuy daw 2 kilomètres bu ñu ko dawee rek dañuy ibbi saag bi sànni lépp lu leen ci amoon ñu soxla. ndeysaan yàlla na ko dañuy sànni passeport ba carte d'identité ba amuñu ci njariñ moo tax léegi nit for carte d'identité sax wane ko yombul. dégg naa parce que dañ lay jàpp. dégg naa ne yéen tamit seen génération comme yaa ngi ni teg perruque bu baax booy jaar des fois ci tali bi dañ lay romb rek këf perruque dañ koy këf. imaginez perruque bi yow nga dem parce que des fois di nga dem ci salon de coiffure ñu fixer la perruque bi parce que doo mën tout le temps boo yeewu 6 heures du matin di xëy nekk fa di defar perruque bi et tout parce que xale yi jigéen ñi léegi dañu am benn méthode boo xam ne moom la ñuy utiliser seen perruque yi dañuy def perruque bi def ay genre coiffure ci ginnaaw donc da nga koy fixer ci sa bopp pour une semaine bi yëpp moom ngay liggéey doo ko dindi imaginez loolu bu ñu ko fixer ci sa bopp def ci ay pic def ci ay pince ñu tëye sa karaw léegi ñu romb la guddi ko
sa karaw gi faaw mu dem ànd ak moom. waxuma karaw bu dem sax yow boo dundee jàmm la parce que karaw ci xol la sax. mais loolu li ñu war nañ see wax ah parce que Karaw ci Jakarta xol la yi sax. commencé loolu baaxul. te Jakarta yi commencé na bari Mbuur léegi dañ ko def sax comme kalandoo dañuy daw taxi. Aminata Ba am naa ci benn xarit bu jigéen. fa demoon bañ ne suba la xew jabaru toon moom moo dem aw yi. tisi sañse yaag dàll yaag yëpp mu ko si Mbuur sachet nii di jugee ko côté croisement Saly di dem biir Mbuur nee na bi mu yegsee ba côté Salon d'Or daal di taxaw di xaar oto bi romb rek def mbuus bi. te xoolal balaa yow ngay yow réagir- mariage ngénte lu waroon a am suba. balaa ngay réagir fekk na dem na te da ngay taxaw di arrêté taxi pour taxi yi toppal la ko mais duñ la faale taximan yi duñ la faale ñi lañ lay rombee vip duñ comprendre. duñu xam. te bu doon boo arrêté oto rek automatiquement wala ñu topp ci ginnaawam. même boo leen arrêté wul sax bu ñu gisee action bi rek war nañu mën a topp borom Jakarta dëgg la parce que Jakarta ak oto war nañu mën a daaxante. mais am na foo xamante ni ñoom bu ñu fa jaaree oto bi mënu faa jaar. waaw te ñoom dañuy am seen mbedd spécial yoo xam ne fa la ñuy jaar buñ fa xësee ba jaar dootoo leen jàpp dañ lay rëcc. te balaa ngaa nekk am réaction wu dàqee ak alma oto ak affaire yooyu noonu fekk na ñoom yegg neen bu yàgg. Yegg nañ moto rek moo ko mën a dàqee jàpp ko moo dàqee moroomu moto mais oto mënul dàq. foo leen xalaat ci gaaw rek romb nañu ñoom daal buñ lay romb di la këf. non di këf li nga yor. yow daal ngelaw ngay gis rek ngelaw lu la romb rek ngay sentir boo gëstoo dootoo gis moto. xam naa ne bés bu ñu jëloon périgu Aïda bi. ci tali bi laay tëdd rek di jooy téléspectateur yi kon xam naa dinaa toog une semaine du ma def plateau ndax man damaa bëgg greffage ci sama xol. ndeysaan comme ça xam naa boo taxawoon ci tali booy dox ci tali bi na nga bàyyi xel. lii la ñuy wax na comme lii la dal démb lii la ñuy wax téléphone waroo tout le temps di ci sëgg surtout guddi parce que lumière bi boo siggee automatiquement doo gis. parce que lumière bi dafay refléter ci sa bët yi. ba yow dootoo gis il faut nga def ay quelques secondes pour mën a gis normal. dëgg la dëgg la. waroo taxaw ci kaw tali. yor téléphone di manipuler parce que xamoo fu oto di draper ut si la balaa ngay siggi bay réagir fekk oto ba yenu na la. dëgg la de. balaa ngay siggi nii nga mën a doxee sëgg ci sa téléphone. dal na ma man mii jóge sama koñ ci tali bi jàdd di dugg suñu kër sëgg ci sama téléphone damaa yenu sama tata bi toog ci buntu kër gi ba dal ci kawam. te teyoo. te gisuma ko parce que maa ngi sëgg ci téléphone bi. yàlla bul dox snap naa nag. xoola dama sëgg ci téléphone bi di manipuler damaa jékki rek ne këlëb ci kawam mu ne ma bravo Aïda comme yow yaa sëgg ci sa waaw boo téléphone daloon ci xaj almaan berger almaan. comme yow yaa sëgg ci sa téléphone ba dal ci sama kaw te gisoo ma ne ko gis bi lay gisuma la parce que guddi la ndeysaan. boo siggee rek da doo ngay gis bëgg téléphone rek moo ko waral. téléphone baaxul waaw. téléphone am na njariñ démb kii mu ngi koy wax mami kii. Mati waaw. Mati mu ngi koy wax démb am na njariñ mais nee na dina ñëw ci inconvénients yi ñuy am waaw aussi suba incha allah. incha allah gis nga noonu rek lay demee téléphone dañ ko defar mais ñun sénégalais dañ ci ëppal dëgg la. dañu jël suñu temps yëpp concentré ko ci téléphone ak machine kese mooy suñu àddina billahi. concentré ko ci téléphone weesuwul da ngay gis lu ndaw sénégalais yi jël ko tawwi ko ngandal ko ba mu ngand parce que amuñu métier xaaj bi dañuy xëy seen téléphone portable la ñuy yor statut bu nit dugal ñu enregistré ko snap bu nit dugal ñu enregistré ko noonu la ñuy def de. avant 5 minutes nga gis snap bi wër àddina vidéo boo def yaakaar ni ci yow rek la yem. yaa ngi nax sa bopp. téléphone yi xew léegi iPhone et tout da ngay enregistré snap automatiquement même ay loo ci appel bëgg. vidéo affaire loo ci bëgg da nga koy def appel vidéo da nga koy enregistré da ngay xëy rek yow gis sa bopp di daw ci réseaux sociaux yi ay chantage yeeg yëpp ci biir. moo tax lu ci bari war nañ ko di éviter waaw. war nañ ko di éviter bu baax ci téléphone portable xam nga tey bu ñu ko mën sa téléphone bi jibi kon ni kon te Du tey ma fii ñëw. ngay toogati du ma ñëw. fii ngay toog rek di ñaxtooti du ma ñëw kon xam naa ne lu nekk ci téléphone beeg message yeeg code yeeg affaire yooyu noonu yaakaar naa ne kon xam naa fa laa jaaree rek ne la ay xam naa da ngay mujjee toog ci plateau bi rek yow kenn dong man daal mënu wax donc nit ñi lañu gën a bàyyi xel bu baax a waaw, baax ci noonu. li nga xamante ne nii mooy agression yi am ñu di ci bàyyi xel surtout tamit li nga xamante ne nii mooy sécurité dëkk bi sécurité dëkk bi war nañ ko xoolaat war nañ ko defaraat bu baax parce que bu ñu demee ba 21h nit ñi dootuñu ñemee génn war nañu xoolaat dëkk bi 21h xam naa war après war nga xool rédaction bi gars yi ni ñu ciy defee reportage
ci nit ñi- Jakarta yi. nit ñi war nañu xoolaat sécurité bi war nañu xoolaat seen bopp. dëgg la gaa ñu ngi def liggéey bu am solo. ñu ngi wane seen xarañ ci seen métier. parce que jamono ji toll na foo xam ne ku ñu bëgg a teg loxo nga def lu dul yoon bu ñu la toppee une semaine dinañ am li ñu bëgg ci yow. donc nañ ñu gën a dimbali gën a sàmmaat bu baax a baax population bi parce que ñun amuñu ku dul ñoom. ñoom la ñu yaakaar ci sécurité. ñoom la ñu yaakaar pour ñu dimbali ñu. donc nañ ñu gën a dimbali bu baax a baax. poste de police yi buñ ko mënee yokku ñu yokku ko. buñ ko mënee buñ ñu mënee renforcer jeunes yi ñu def ko. pour ñu gën a mën a am suñu liberté. mën a dox ndànk. mën a dox waaw mën a dem ci jàmm. ñibbisi ci jàmm. dëgg la yow boo génnee sax bu 22h xësee ba jot. tant que jëloo taxi doo ñibbi. effectivement doo parce que am na mbedd yoo xam ne da nga fay ragal a jaar. ndax lan lumière ba amu fa. c'est ça te fa la ñuy profité di dugg ci bâtiment yi nga xamante ne pareegul. yow da ngay romb rek le temps que ngay réagir fekk na. yegg nañ yegg nga teer yow. doy na waar. yegg nga teer. affaire bi dafa gën a ëppi loxo. parce que ñuy tamit di wax Adama tamit di ko massawu. Adama sama benn cousine lay àndal di ñëw suñu kër ñoo bokk fu ñuy jàngee moom ak yaayam rek a dëkk ak doomam barki démb ñoom it dañ leen a cambriolé. déedéet kay fii ci biir dëkk bi. loolu yëpp waxoo ci doo ci wax nit ñi xam ne nii dëkk bi mu ngi commencé toj. fii lu mat 6 personnes ñoo dugg seen biir kër. comme film. lu mat 6 personnes ñoo dugg seen biir kër. bàyyiwuñ dara ci kër gi. ñoom ñu ngi woon ci kër gi. dañ leen a takk ba ñu dëgg. mook yaayam. mais loolu te pourtant ñun am nañ gardien. ani gardien ba. gardien bi jour boobu yéen lu fa nee nag fanaanul ci kër gi. complice. gardien bi fanaanul ci biir kër gi. dañ leen a takk ba ñu dëgër mook yaayam. xoolal loolu bàyyiwuñu dara ci biir kër gi. lu mat 6 personnes nee na ñoom dañoo jékki rek fiñ ci nelaw gis kër gi lépp di leer. guddi la woon ci guddi gi ñu tëjji buntu yépp ut ay buum takk leen ba ñu dëgër. di roñ kër gi di génnee ba pare nee na li ci gën a garaaw mooy yor nañ paaka yor nañ ay jaasi yor nañ pistolet loo xalaat yor nañ ko. pare parce que loolu nekkul jékki-jékkiwuñu rek ñëw noonu dugg ci kër gi am na lu ñu préparé la lu ñu yàgg. loo xalaat nee na ci arme yor nañ ko ba pare nee na kenn ki bi mu ko takkee ba pare daf ko bëggoon a sàkku mu nekk fa di xeex ak ñoom. dëkk bi moo yàqu fii Mbour la léegi fii Mbour la. ci biir Petite Côte bi fii ci biir dëkk bi fii xam naa dinañ def le tout ba am benn interview ak Adama. waaw mu wax même bu mënee wax WhatsApp à travers témoignage daal ñu gën a am ci lu leer waaw dinañ def le tout ba am benn interview ak moom mu gën ñu expliquer action bi ni mu demee. dëkk bi léegi toj na de ku yóbbu ngay moytu de ku yóbbu ngay moytu parce que lii nii moom yow nan nga mën a débarquer débarquer kër jàmbur ñëw nii rek jàpp nit ay takk leen comme ñu nekk ci ay film yeew leen. mais dafa mel ni dañ doon jouer film parce que nee na ay masque lañ sol. mënoo ci xàmmee kenn. gaare seeni oto di yëpp di génnee. ba kër gi vide ñu dem seen yoon. bagage yeeg télévision lépp ñoom nee nañ ñi nekk ci mbedd bi ñoo leen tekki bi ñoo leen ñëw tekki si. bi nit ñi yeewoo bër set ñoo leen tekki. fanaanee takk dañ leen a takk ba bër set. Aïda fii la bëri yam jërëjëf merci Aïda merci beaucoup. xam naa ne après te loolu nekk ci biir dëkk bi. lii moom il faut que nga jéem cee def benn interview après ak kooku ah. doy na waar policiers yi gars yëpp mën a def enquête bi nañ def enquête bi après da koy woo semaine boobu yëpp jotu ko après mu envoyé ko message ci benn numéro ne ko xam naa di nga ma woo fan yi yëpp jotoo ma. waaw daal di koy expliquer nag action bi ni mu demee ne ko léegi sax bu ñu xëyee ñun ci kër gi lañuy yend bu guddee dañuy dem fanaani sama kër maam ndax ñemeetuñu ci kër gi. mais gardien ba tey ñëwul. Jibi est-ce que mën nga maa bàyyi ak waxi. non mais attendez ndam wari léegi nag tamit fan la nit di wóolootee kenn boo jëlee gardien teg ko ci sa kër pour mu utal pour nga am sécurité. jour bi ñu lay sàcc gardien newu fa ah. tamit doy na waar de. non il faut que ñu def enquête yi gars yi mun leen gis nga police sénégalaise yi. xarañ leen xarañ koo xamante ni lu ñu dugg rek mun leen ciy génn bu ñu defee enquête yi ba jàpp gardien ba xam fu mu nekkoon ba jàpp ko ba commencé ko enquête dina wax gars yi fu ñu nekk boo ko defee ñooñu ñu ñëw indiwaat matériel yi ñu sàccoon parce que lii dafa yomb ñëw dugg kër jàmbur. takk nit ñi ah fii leen dugg sama kër dugg ci biir kër gi jël sama saak ak sama téléphone may tëdd di nelaw di xoole yow gisuma dara.
loolu la moo ko gën a métti. c'est que sàcc moo amul kersa. ah bu lay sàcc non. day mel ni ku lay takk. mu ngi noonu kon nag neen ci wax Aïda na ci wax na def ay interview waaye tamit policiers yi nga xamante ni ñoo nekk si dëkk bi den bàyyi xel ne dëkk bi commencé naa yëngu monsieur le préfet ñu ngi lay wax ne la gars yi il faut que nga wax ak ñoom ñu bu ko defee ñëw mën a xam kaaraange gi nan lañ koy sàmmeek askan wi jafe-jafe yi ak li Aïda wax kaa yi nga xamante ni moom la wax tey fii man mosuma xam ne ni nit dina dugg ci kër nit di ko yeew di jël ay bagages am. waaw mel ni ku nekk ci film mel ni ku nekk ci ay production dafa mel ni ñoom ku doon jouer film rek. fa la bët yam doy na waa kon bu ko defee ñu tàggoo xam naa ne waxtu bi jeex na. waaw di remercier téléspectateurs yëpp comme niñ koy defee saa su nekk di leen jaajëfal di am contentement parce que nee naa leen kii toog di wax ku ko déglu la bëgg parce que bu ñu fi toogoon di wax chaque jour te kenn duñu déglu bu yàggee dañuy découragé waaye dañ leen di jaajëfal di leen wax amuñu seen fay parce que li ñuy def lu nekk rek yéen a tax ñu di ko def yéen téléspectateurs yi képp koo xamante ne nag wax nañ lépp lenn loo xam ne xaw na la laal wala dérapé nañ ñoo ngi jéggalu bu baax bëggeew ñu ko woon noonu dañuy bëgg chaque jour rek li ñuy wax lu nekk buñ ko waxee kenn ku ci nekk gis ci sa bopp te mu bañ a nekk dara lu lay naqari di jaajëfal bu baax bépp téléspectateur waaye sama caméraman aussi ma di ko jaajëfal Zal di jaajëfal toute l'équipe de Mbour TV di nuyu bu baax a baax tonton Idi ak tonton Cheikh Ndour ñoom chaque jour dañ may wax jarbaat de ñu may dédicace may nuyu tonton Idi Ndour ak tonton Cheikh Ndour tonton Djibi Ndour tonton Issa yéen ñëpp ma leen di nuyu toute la famille Ndour ma leen di nuyu bu baax a baax ak toute la famille Ndiaye. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kon yéen ñoo nga xamante ni yéenay tonton nijaay Aïda yéen a koy maye su leen tuddul bu leen ko mayee de ci jàkka ja na leer naññ waaw. waaw tonton wifi maa ngi koy nuyu. tonton lan tonton wifi. fii la Sénégal nag neexee nag tonton wifi di leen jox dig daje kon ba suba ak jàmm waaye laata loolu Pathé et ses vidéos donc moom la ñuy dugal ci dernière partie bi Pathé mu ñëw ak yéen ci xeetu reetaan loo yoo xamante ni amul fenn donc ñu seetaan Pathé di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah. incha allah merci beaucoup. tonton wifi. salaamaaleykum. tey ngeen am seen matinal show ak kan bi Pathé tey damaa ñëw si wàllum làmb ndax ku xam làmb mu xam ne làmb moo doon cosaan ñun làmb lañ xam ñun mën nañ xam dóorante nii parce que làmb dafa bokk suñu aada bu nee làmb wax nañ Balla Gaye 2 bu nee làmb wax nañ Modou Lo bu nee làmb wax nañ Bombardier nga xam ne moo nekk Mbuur booy bëree boo taxawee si biir géew da ngaa war a jël sa tànk càmmoñ sëgg nii boo sëggee nii nga jàkkaarloo ngeen bëri nga xulli sa bët nii xulli sa bët yi xulli ko mel ni ku waajal bët bu ngeen la doyee commencé leen ko parce que làmb dafa nekk loo xam ne si biir doomu aadama la war a nekk surtout mbëri na mbëri dañoo tàmm di boole cere ak fonde du ko lekk nañ ko arrêté. bu ngeen gisee Balla Gaye Modou Lo Balla Gaye boo gisee ni mu daalee Modou Lo xam ni Modou Lo ay jakartaam ñoo manqué am na loo xam ne si biir nit lay nekk mooy li ma la wax sànq jakartaa tudd jakartaa moom mu tudd bu leen defee ne jakartaa ay moto la jakartaa du yow si moto jakartaa si biir nit la nekk Modou Lo dafa manqué ay jakartaa si biir biiram loolu tax Balla Gaye juddal ko juddal ni nga ko juddal yaa ngi dégg jakartaa daal si biir nit lay nekk rek xam ni lu am solo la si doomu aadama muy jakartaa dañu bàyyi cere jeeg fonda ji lekk yu ñaata yi yooyu lekkam lu ndaw lu simple mais da ngay mën a bëre Modou Lo dafa manqué jakartaa Modou Lo xam koy mélancé mais aay bu ñëw doon xaalis la ñu Bombardier maa xoolal moo tax foo dem rek am na ñu ñibbisi bu dugg di nguur moo tax ñun dañoo war a fonkaat suñu bopp ñu bëri ñi nga xam ne ñoo yëngu si wàllum bëri dafa am soo bëri nii moo tax ñoo dóor nii dóor xoolal nii dóor li ay xet dóor la lii lépp ay xet dóor la gis nga lii lépp ay xet dóor la lii gis nga lii ay xet dóor la nii lépp ay xet dóor la dóor daa am ay sosoo parce que dóor lu